ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Puro Valda Valda Afrique ak Puro Valda ñoo leen di may seen émission rétro sport. asalaamaaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci rétro sport tey bi nag dañ ko def spécial Lamine Diack ñuy rendre hommage sportif bu mag boobu nga xam ne dafa génn àddina alxames ci guddi ñu denc ko àjjuma muy nit koo xam ni booy wax sportu sénégalais ci digg bi la nekk ndax lim ci liggéey dafa bari loolu moo tax tey jii ñu am comme invité Coumba Ndoffène Fall ancien capitaine du Jaraaf et de l'équipe nationale du Sénégal moom tamit nekkoon dirigeant Jaraaf ba tey mu nekk dirigeant Jaraaf nekkoon fa joueur ak Mamadou Koumé bi nga xam ni mooy président d'honneur association nationale de la presse sportive li tax ñu invité leen nag dafa am ay raisons parce que Ndoffène bu nekkee international jóge la Massas war a ñëw Dakar entre la Jeanne d'Arc et le Jaraaf ñu naan fii lay dem ak fii lay dem ba finalement mu dem Jaraaf kër Lamine Diack la dëkkoon kër Bintu Tondu fii ci amitié am beneen international tamit bu jóge Ndar muy Badou Gueye jóge Linguère ñëw Jaraaf dëkk kër Jàbba Gueye donc nga xam ne kon Lamine li mu def ci sport bi bari na Badou ngi may nettali naan bi ko papaam ne boo demee Dakar sa kër papa Lamine ngay nekk Lamine Diack ci boppam mu nettali ni ma diggante ma papa yi Badou Gueye moo tax bi Badou ñëwee amul benn problème daf ko intégré kër gi mu dëkk kër Jàbba Gueye fan résidence yow nga dëkk amitié mais fàttaliku nag premier match international bi nga joué contre Maroc match amical 1-1 stade Demba Diop te à la mi-temps ñu nekkoon ci vestiaire yi man ak yow ma wadd ak Lamine ni ma da nga waxtaan ak Ndoffène puisque dañ bañ mu dépaysé puisque xam nga match international c'est la première fois mu koy joué te jógee Bambey yi ñëw Dakar loolu du ko influencé mais bi ma ñëwee jàkkaarloo ko yow xam naa ne attan nga loolu ñu waxtaan ci man ak yow man la Ndoffène ki match capital la mais bu mu la jaaxal li gën a simple mooy réception passe en attendant bu joué deuxième match troisième match bu la neexee nga def leneen mais pour le moment bal boo récupéré rek defal passe def placement nga def loolu tey ji nag Lamine génn àddina du ma ni sax yar na la waane participer na sa éducation ndax ba nga fa dëkkee man dama daan ñëw di la seet si ñuy ànd man ak yow tey jii Lamine génn àddina muy koo xam ni xam naa ni ku sori woon la ci yow parce que souvent dinaan waxtaan man ak moom ci yow di waxtaan man ak moom ci yow ak di waxtaan man ak yow ci moom tey jii mu génn àddina bi Lamine génnee àddina Ndoffène bi nga ko déggee ban sentiment la def. Pape maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk auditeurs yi di door di leen jaale d'abord Lamine Diack parce que Lamine ku koy jaal da nga koy jaal àddina bi d'abord. dëgg la jaal ko Sénégal gi yëpp. particulièrement nag nga jaaree ko sportif yi. ci biir sportif yi ñu jaale ko waa ñi nga xam ni dañuy nekk ci football. bu ma paree ci ñooñu particulièrement nag ñu jaal ko waa Jaraaf. ak waa athlétisme bi. nga xam ni fi mu ne. Cheikh Ahmed Tidiane Seck mooy président bi. ku yëkkati njaal mi teg ko ci loxoom. def ci taxawaay bu rafet. jaale nga waa Jaraaf yëpp. di jaal sa famille biologique parce que famille yu Lamine Diack. kenn mënu ko natt. ngir boo seetee ñoom Kapi ñoom commandant ñoom Adja. ñoom Masata. xale yëpp. ku ma ci gis. man Fatou. waaw ku ma ci gis rek. grand nga may wax. dëgg la seen grand la. seen mag lañ ma jàppe day dëgg la. ngir li ngay nettali noonu. Lamine boo ñu mësaa ñëw kër ga. amul xejj ak seen. mënoo ràññee. kan mooy parce que ñi fa daan ñëw bëri nañu. bala moo kontaan bool bi fees mu ñëw ñu koy xajal. muy dugal loxoom. loolu laa bëgg a wax ne. boo mësaa ñëw kër ga. doo xàmmee. ku fa dëkk ku fa dëkkul. ku fa dëkk ku fa ku mu jur ku mu jurul. loolu mooy dëgg. dëgg la. ni nga ko nettale. noonu la amee. maa ngi ñaanal tamit Mawad Wade. ndeysaan sama ndaanaan ba. mi nga xam ni. Lamine fekk na ko tey. day ndeysaan. ñoom ñaar seen diggante. day dëgg la. dafa dañu jaxasoo woon ba nga xam ni mënoo wax Lamine te waxoo Mawad. complémentarité la woon. ñu am troisième boo xam ni moo leen daan mottali. muy Jo Diop. day ndeysaan yàlla na ko fa yàlla bàyyi te mu gudd fan. amiin te mu gudd fan lool. day ndeysaan. ñoom ñi ko jiitu itam.
ñu ñaanal leen. yàlla xare leen àjjana te am nañ ci yaakaar. day ndeysaan Mawade Wade sama ndaanaan ba. Mawade dafa ñëwoon di seet si benn xale bu tuddoon Malal. doon joué teg. ñuy joué teg ak Lamassas de Bambey. bi match bi tasee xam nga Lamassas de Bambey man bi ma nekkee Bambey. sama yaay d'abord kenn du dugg kër ga. su ma yeewoo suba damay dem entraîner ji. ñu woyofalal ma tam liggéey bi kooku maa ngi ciy sant sunu benn dirigeant boo xam ne neloon na Sadibou Diouf la tuddoon. tudde naa ko doom sax yu mag Sadibou Fall. yombaloon na ma sama liggéey ba mën a def entraînement bi ma neex. boobu yaakaar naa ni téye ma jafe na. ngir ndaw laa woon amoon naa doole li ma doon def mën naa ko parce que bu ñu fàtte ni Sénégal dafa amoon lu fi am lu am solo mooy UAS yi. bu ñu daan def lycée Charles de Gaulle contre lycée Faidherbe day mel ni Linguère ak Barak de Saint-Louis la. boo doon def lycée de la Fosse ak. Vanvo day mel ni. Gia Jaraaf kon ñi la daan tàggat. yooyu dirigeant dañ daan nekk optionnaire football. kii nekk optionnaire handball. kii nekk optionnaire basket. nga xam ni dañ lay jàngal. dañ lay jàng ñii da ngay def football di def basket di def handball boo ko seetee ji jamono yooyu amoon nañu ay athlètes yoo xam ni dañuy def 400 mètres di handball di basket di football. ku mel ni Tutu Ngom par exemple. Lamine Ngom yooyu yëpp la doon boole di ko def. bien sûr. Lamine Diack la même chose. bien sûr Lamine Diack def na athlétisme. bien sûr. def na football. ni nga ko nettalee donc. bi ñu footballee ba match bi tas ma war ñëw ci man jege ma ne ma man dama laa bëgg sélectionné dimanche match Sénégal Maroc ma ne ko waaw man pare naa ca suba sa dimanche la woon lundi matin mu joxe convocation yi mu bind ci Coumba Ndoffène Fall Lamassas de Bambey xam naa am na ñu mu jaaxaloon sax waaye ñi xamoon histoire football bi xam nañ ni man j'avais été déjà sélectionné une équipe régionale junior de Saint-Louis. joué naa Avenir de Saint-Louis joué Barak de Saint-Louis avant ma dem Bambey. ñu bëri nag fi ñu ma découvrir mooy Lamassas de Bambey bi ñu ñëwee regroupement ñu nekk Thiès nga ñëw fa ànd ak Lamine Diack waxoo ma dara waaye xam nga man. mais seetlu naa la. am naa xarañte goo xam ni am na loo xam ne war naa ko xam nga ñëw jege ma ne ma na nga def ma ne ça va bien ana waa Bambey ma ne ko waa Bambey am la waa Bambey nga fa ne ma match bi de bu ko yenoo ma ni la am naa ci yaakaar na sa xel dal nga ne ma waaw buñ demee ENEA ñu yeggale waxtaan wi Lamine ñëw jege ma ñu entraîné ba pare ma jël samay dàll gàccoo ko xam naa ni waxtaan na ak yow. loolu tax mu yóbbu ma def na maa ñu dem ñu waxtaan ci équipe bi. mu ñëw jege ma. bi ma jegee ne ma Mawade de jël na risque ma ne ko yaakaaruma ko. nga wax ak yow. waaw mu ñëw ci yow. xam naa ngeen waxtaan. bien sûr ci li ñu wax ma ak yow. ak regroupement ba. nga jot ma. ne ma nga ne yaakaaroo ko ma ne waaw yaakaaruma ko mu ne waaw bu ñu demee Dakar bi ñu ñëwee Dakar nga ñëw sama néeg ne ma man de su ma doon yow damay passe démarqué orienté premier match la bu ñu génnee ci premier match bi lu la neex defal ñu ñëw entraînement bi ñu ñëwee entraînement ñu def équipe A ak équipe B dans un premier temps xam nga sunu équipe boobu ci la ñu defoon ay Grand Mbodj ay Mbaye Fall constellation de grands footballeurs mais bi ñu joué première période bi ma war changé ñu yóbbu ñu delloo ñu fee nangam et cetera bi entraînement bi tasee maa ngi koy gërëm di ko sant Mbaye Camara sama grand ne ma yëkkati dàllam jox ma capitaine ne ma Wade je sors du regroupement
xam nga loolu message la foofu. il faut wax ak yow. dimanche ba mu dugal ma. bi mu dugalee bi match bi tasee ngeen ñëw regroupement ba. ba ngeen yegg see regroupement bi. ne ma sunu xel dal na. tasuloo sunu yaakaar. dëgg la génnuma équipe nationale ba ni ma demee. day ndeysaan. loolu mooy première période Lamine. bi ñu yeewoo suba ma war a dem ñibbi Bambey mu yónni la ci man. jox ma enveloppe bu duun. day ndeysaan. ne ma nuyul ma sa yaay. day ndeysaan. ma dem Bambey bi ma demee Bambey ma ubbi enveloppe bi jox ko sama yaay. mu ne ah Lamine Diack day yal na ko yàlla may ndam ci li mu nekk. amiin amiin yaa rabbi Diack. yal na ko yàlla aaral boppam. ma continuer entraîner ñu convoqué ñu tournoi pré-olympique. ñu ñëw tournoi pré-olympique nekk regroupement ENEA. nga ñëw regroupement ENEA ba ne ma coow li daal bëri na te nit ñaa ngi la topp yaakaar ji yaatu na waaye ñi ngi jëm compétition bu metti parce que éliminatoire boo xam ni Sénégal la. Ghana Togo Ghana ak Cameroun. te kenn ci qualifié. premier match bi ñu joué ko Cameroun à Dakar. ñu match nul fi. 1 but partout. ñu dem Togo. gagné leen 3-1. ñu dem Accra mu gagné ñu 1-0. mu ñëw fii ñu gagné ko 1-0 ñu dem tiro bi. bu doon fekkee ne non moom daf ñu gagné 2-1. daf ñu gagné 2-1 à Accra. foofu ñu gagné ko 1-0. xam nga bu amoon bu doon législation bi nekk nii. qualifié nañu tournoi olympique parce que boobu le but à l'extérieur compte double. ñu dem tiro bi ñaar ñi ñu gënoon am yaakaar ci ñoom ñoo ñu rëtt seen i bal. demuñu. bi ñu demul ñu dem. affaire bi metti lool wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla. ma jóge fa dem Bambey ma waat ne ma li ma lay ñaan mooy waxuma la nga dem fii wala nga dem fee. waaye boo bëggee nekk compétitif. da ngay dem ci équipe yu mag yi. demal nag fu la neex. Lamine Diack moo ma jël si. boobu sama papa kiñ ma tuddee Coumba Ndoffène. yàlla na ko yàlla xaare àjjana moom itam ngir nelaw na. colonel de gendarmerie la woon. moo nekkoon intendant fii Colobane. bi may dem sama yaay ne ma jubalal sa kër papa directement. ma dem teg samay bagages. bi ma tegee samay bagages pare ne ko maa ngi dem kër Lamine Diack bi ma demee kër Lamine Diack Lamine dugal ma ci otoom. ñu ànd sama papa. mu toog ak moom. ñoom ñaar dong ñu wax ba pare. bi ñu waxee ba pare sama papa ñëw ne ma jëlal sa bagage ka dem kër Lamine Diack. ma jël sama bagage dem kër Lamine Diack parce que boobu bu ñu fàtte ni compétition yi dafa tegaloo. mu yóbbu ma fii amitié kër Tanti Bintu. sama doom commandant ak capitaine ak ñoom Mame Fatou. sama doom ak Aminta Ba. moom laa ko tuddee. dëgg la Bintu. mu jël Badou Gueye. yóbbu ko kër Jàbba. Fan résidence. dëgg la mais amul woon kër. day dëgg la. dama daan fanaan ni maag Badou Gueye bu ñu neexee ñu fanaan ni Fan. bu ñu neexee fanaan amitié. ñu dem année boobu Jaraaf dafa doublé coupe ak championnat. dëgg la. bi ñu doublé coupe ak championnat am na lu ñu Lamine defal tamit. day ndeysaan. boo déggee ma naan la. ku ne am nga sa Lamine Diack. ay dëgg la. ku ne am na loo xam ne mën nga ko nettali ci Lamine Diack. dëgg la. bi ñuy dem Zaïre. te fekk bu ñu fàtte ni Mobutu dafa invité woon Senghor. dem fa dóor ko 4-0. dóor ko 4-0 ba pare. en fait da ko doon mbalagu président. kan ba la yore di fecc. waaw ci tribune ba. Senghor toog rek ndeysaan xam ne loolu dina ko faj. bu soobee yàlla. incha allah. ñu war a taseeg ñoom. éliminatoire Coupe d'Afrique. ñu match nul Sénégal dem match nul Zaïre ñu dem tiro bi Tabaski la woon. su Tabaski la woon. kër ambassadeur ba lañ Tabaskee. match ba tas ñu gagné. ñeneen na 5 tireurs yi Christophe. il y avait Christophe. Léopold. Léo Bosquier. Badou Gueye. ak Yamagor. Yamagor. dégg nga. mais Bosquier était le dernier tireur. moo nekkoon dernier tireur. bi muy dóor.
daf ci am sax benn anecdote mooy Christophe. gis nga bi mu tawee. Christophe Sagna dafa taw ba metti. le grand capitaine de la Ndar. alors xam nga Pape Diop. entraîneur bu doon waxtaan la. Lamine na ko choisir Lamine na ko jëli France def ko entraîneur national. mu wooñ ci suba sa. defe naa ñun ñett. y avait Christophe man ak yaa ma góor defe naa. ñun ñett ñu commencé waxtaan sur la composition de l'équipe man ma yërëm Christophe moo tax gis nga dañu respectante. grand monsieur Christophe bu ñu demee bitim réew. ci la ñuy respectante. dëgg la. man ma ko yërëm ma ne Chris man de su ma doon yóbbu ma ne Pape est-ce que du ñu waxtaan ak Chris comme ça moom mu nekk 12e. parce que taw bi bëri na. te kii nekk en face ay ponkal lañu. non bien sûr. Chris ne non Kapi bàyyi ma démarrer mais boo ko gisee jour match boobu. tu as les larmes aux yeux. c'est un grand monsieur. mu ñafeel la ko foofu ñafe boo xam ni en fait bi match biy tas boo xoolee mayo Christophe dootoo ko xàmmee. dëgg la. moo tax da nga koy respecté. dans la même lancée Mawade bi ñu mënee première mi-temps Sénégal Togo bi ñu mënee 1-0 dañu gis ni Sega boo ko joxee bal bi rek mu remiser. boo ko joxee bal bi rek mu joxe. affaire bi xaw ñoo jaaxal tuuti. te loolu du jikkoom. bi ñu mi-temps ñun ko waaye yow lii lan la. mu ne non Mawade moo ma wax ni naa jouer simple. waaw mooy jouer sama football golo. waaw naa jouer simple. ma ne ko jouer ñu ne ko jouer mu jël bal bi rek def affaire boobu muy def noonu. jàll centré Bamba Diarra dugal. mu dellu siwaat il refait la même chose centré Alpha Touré dugal. Mawade ne ko. faites un football de golo Sega Sakho sort ton football de golo. ci la ñu dugal 3e bi Petit Gueye mu dugal 3e bi boo xam ne ay 30 mètres la ko. reprise de volée. donc lucarne. loolu sax c'est le magistère de Lamine. boobu sax fekk na gars yi ñi ngi xeex Lamine. ndeysaan. parce que bul fàtte ni xam nga li tax bëgguñu ko baax. li tax livre Koumé bi am solo. mooy day duut baaraam ci affaire yu bëri. dëgg la. bu ñu fàtte ni sunu grand frère yi. xam nga lu taxoon ñu grève. xam nga à un certain moment. bien sûr dañ ne woon. les grévistes ku nekkate international groupe boobu. weer wu dee. ñu jox leen 25 000 francs. joxuñu leen ko ba mu nekk juróomi weer xaw ma juróom benn weer. ñoom ñu grève. bien sûr. lu nañu ñàkk leen ko ba suspendre leen. le jour d'un match international la ñu grève. tout à fait xam nga boobu boo ko seetee mooy Malick Diallo. Assane Mboup. Petit Gueye. Edouard Niaka Dia. Louis Camara. Alpha Touré. Jules Dieye Farat Adnan. donc xam nga li indi loolu. moo doon équipe bi. li indi loolu. mooy effectivement xam nga 25 000 francs booba joxuñu leen ko. mais ñu ngi ko daan am en fait commencé woon nañu xeex Lamine ci li ma jàpp. bien sûr. parce que boo ko seetee ci jamono yooyu. la ñu ko proposé. ne ko na bàyyi mairie Dakar. dem ministère de l'alphabétisation. mu bañ. ak promotion humaine. waaw biñ ko nee na bàyyi mairie Dakar. dafa bañ. dafa am kon xeex bi dafa yàgg dëgg la commencé woon nañ ko xeex. xam nga boobu ñun diggoon nañ ñu prime. parce que bi ñuy dem Togo xam nga Togo dafa dem Ghana. fekki Ghana à Accra. gagné ko fa 3-1. ñun ñu war a ñëw Togo. à Lomé pour jouer ak ñoom. xam nga ci xel mu gàtt. da nga naan Togo day lekk Sénégal. ñu dem fa gagné ko fa 3-1. bi ñuy dem xam naa gëmuñu woon ni ñun mën nañoo gagné ñooñu. ñu dig ñu prime 25 000 francs. ba léegi jotuñu prime bi. on a fait un petit mouvement de grève mais Lamine xam nga avec sa capacité à convaincre. bi mu ñëwee dugg ci biir salle bi ne ñu lu tax entraîné wu leen tey ñu expliqué ko ne ko dañ ñu waxoon dañ ñuy jox prime mu 25 000 nangam et cetera mu jël parole. ma waat ne moom du ci wax. Lamine ne li ngeen di def nii c'est contre votre pays et c'est contre vous-même. wax ak ñun ay wax yu dëgër. ba pare génn tëj bunt bi. ñu xoolante ne nañ dem entraînement. ñu dem entraînement. kon booba xeex bi door na déjà. commencé nañ di ko xeex. bëgg nañ ko liquider. de telle façon que
ci li gën a tardeel footballu Sénégal mooy différentes cassures yooyu. xam nga la grève des 9 ñoom Louis Camara et cetera et cetera booba ñooñu wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ñoo gënoon jekk taxawaay. bien sûr. c'est sûr et certain que bu ñu defoon amalgame ak xale yi nga xam ni ñu ngi doon yéeg. ñu boole leen ci. kon wax dëgg yàlla équipe bu Sénégal dina toll feneen. Dans la même lancée ñun quand on a fait la tournée africaine pratiquement gagné ñëpp fàtte nga ren dafa ñëw fii. ak ñoom Laurent Pocou ñu gagné leen. Jaraaf dong moo leen gagné. kon toll woon nañ ci football foo xam ni bu amoon mesure d'accompagnement yi ñu gis fii mu ne. parce que nag football bi dafa dund. te ki ko dundal li ci ëpp solo Lamine Diack la. dëgg la. li mu gënoon a xam. mooy que bu ñu deful ndànk lii am fi mu ne dana am. loolu lañ doon moytuloo parce que boo demee ci réew yu mag yi ci football da ngay dem ci benn diiwaan nga fekk fa li mu def fa par exemple Ndiambour de Louga. Linguère de Saint-Louis Barak de Saint-Louis. Saltigué de Rufisque. Almadi. Casa Sport Almadi. c'est-à-dire Dial Diop. nga xam ni li ñuy am yaakaar mooy terrain yi day doy. bu lu ko mooy terrain yi du doy joueurs yi du ñu doy alal ji du doy sponsor yi du doy te loolu moo ñu dab fi mu ne. ba léegi xam nga léegi nii Dakar buy programmer ñaata match lay programmer boo seetee ci football rek. et puis fu muy programmer sax. dañuy programmer ci ay terrain yoo xam ne ay suuf la nengam. il est vrai qu'il y a de gros efforts qui sont faits. la daan joué Gorée di joué Mbao. loolu sax sunu faute la dinaa dégg sax de temps en temps ñu am fu ñu koy dëkkale. waaye ku toj amitié du ñun. ku toj Demba Diop du ñun. donc xam nga tubaab def naa nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. mënoo yàq ba pare. di ko jiiñ keneen. fii mu ne boo seetee la Lamine doon xalaat ba ne nañ dem def réforme. xam nga nag loo activité boo nekk. da ngay fexe ba bàyyi fa loo xam ne du fay fa la budda. la réforme de Lamine Diack. du deñ. dañ ko accompagner wul rek. du deñ. c'est-à-dire dafa waroon am nag benn accompagnement économique. bien sûr mais xam nga comme réforme Lamine Diack lañ doon wax. tur wi te xeex bi yëpp. tourner autour de Lamine Diack. lépp loo xam ni Lamine Diack daf ko sosoon. dañu commencé di ko doyal. waaw di ko jéem a yàq. waaye xam naa ci dara. lu yàlla teg loxoom. yàq ko day jafe. réforme ba dabaat nañu fi mu ne. parce que yi ñuy def nii yëpp. ay symposium ak ay réunion ay nangam mooy ni ñuy fexe ba équipe yi am koom-koom. parce que li manqué fi mu ne. ci footballu Sénégal mooy koom-koom. parce que ñi ngi kañ résultats yi nga xam ni Jaraaf ak Tëngéej football club def nañ ko ci Coupe d'Afrique bi. xam nga lu ko waral. Covid. xam nga li daan xew. joueurs yi demuñu. li daan xew. mooy boo seetee Pikine. boo seetee Douane. boo seetee Gorée. da nga daan gagné année ba ci tegu nga dem deuxième division. dëgg la parce que ce joueur yëpp dañuy bokk dem. dañuy dem li ko doon indi mooy amuñu woon koom-koom bu ñu mën a may ñu téye suñu joueurs yi fii. mais ci Covid bi nga xam ni kenn demul. nit ñi xippi nañ seen bët ba xam ni lii meññee Sénégal ci meññeef mi gën ci meññeent yi ci la bokk. parce que léegi nii bu ñu waxantee dëgg xale boo xam ni dafa ne Matam. day entraîner dans les mêmes conditions que xale bi nekk Dakar parce que am na terrain gazonné. am na Louga am na Saint-Louis am na Thiès am na ñaar am na Pikine am na Guédiawaye am na Parcelles Assainies am na Kaolack et cetera bu Bambey dégg naa door nañ ko Diourbel pare na Kaolack pare na donc loolu et puis dafa am formation des formateurs tàggatkat yi c'est-à-dire boo bëggee ki ñuy tàggat mu gën a xereñ da ngay fexe ba ki koy tàggat li mu koy war a def ci boppam moom ci boppam mu fees dell ci moom mu xam ko nag ni mu koy joxe c'est la pédagogie. kon daal yow Lamine yow daal pour yow daal Lamine dafa loolu yëpp Lamine def ci liggéey. ma ne ñu bind ko teg ko waxtaan ci te defuñu ko. waxtaan wu yaatu lañ ci waxtaan. te rattrapé nañu sax bi ñuy dem comité de normalisation. bu ñu fàttee. xam nga te li mu ci def ci comité de normalisation bi loolu moo lay won ni. am na fu ko nit ñi teg. visionnaire la. am na fu ko nit ñi teg
kilifa la. niti àddina bi la. saa yu sport bi jaxasoo mooy ñëw rek la ko. ba mu ñëwee di ko régler it. waa FIFA ak waa CAF dañ ne. comme moom loxoom ma nga ca. génn nañ ci nañ ko bàyyi moom mu doxal orientation. moom moo dox affaire bi. di ko waxtaane ba ñu débouché sur l'actuelle fédération de la sénégalaise. de la fédération sénégalaise de football. la mu doon wax it dab nañu fi mu ne parce que koom-koom mooy problème mu football sénégalais. li ñu def symposium ak li ñu waxtaanee ak nangam yooyu yëpp. fa muy mujjee. mooy nu ñuy fexe ba am koom-koom. Ndofène dëgg la Lamine am na liggéey bu mag bu mu liggéey au niveau de l'équipe nationale bi mu nekk directeur technique. ma Wade ak Jo Diop nekk entraîneur mooy li ngay wax. mooy temps yi ñu daan développé Thiès ak ENEA. dëgg la mais am na tamit liggéey bu mag bu mu liggéey en tant que président du Jaraaf. dëgg la tamit bu mu nekkee président teg la ngeen ay plusieurs années yoo xam ne coupe bi da ngeen koy jël. wala ñu doublé. wala ngeen doublé di représenter Sénégal dans les compétitions africaines. te en général. man su ma daan nekk ak moom këram ba vers midi et demi daan maa ngi dem regroupement ma koy tooñ naan ko lu fay wuti mu naan ma yow goro yee nga moo tax bëggoo ma dem mais foog ma dem mais en fait mu daan ñëw regroupement di leen fa fekk. ban langage la leen daan tenir ba leen duggee ci terrain bi transcender match. gis nga boo ko seetee Lamine dafa amoon ay relais. bien sûr. dafa amoon ay relais. ñoom ngay ñaay. non yow mii sax ci relais yi nga woon. Ahmed Ndoye. ndem si yàlla sax ci relais yi la woon. xam nga këram. pratiquement fa lañ doon daje ñun ñëpp amul nag Jaraaf amul Gia amul Gorée ñun ñëpp fa lañ doon daje. ñun ñëpp toppatoo loolu sax. maa ngi liir Madi. mu ne effectivement moom ak Kapi. ñoo nekkoon maskatu Jaraaf. fañ daan daje. ak Boy Talla Fall. bien sûr. fañ daan daje dala daan ñaax jour match bi parce que boo tasee ak Gia match bi tas ca suba sa dañuy daje kër Ahmed Ndoye. bien sûr. Lamine bu musaa ñëw gis nga li ñuy lekk ci lay lekk. bien sûr. li ñu togg regroupement foofu lay togg ñun ci taabal ji. fa lay añee. gis nga ci añin bi day wax ak yow ci añ bi man xam nga à un certain moment moom moo ma ne génneel bal bi sa tànk longiligne milieu de terrain contrôle yi daf koy orienté parce que da ngay am angle de passe parce que waa ji yaa ko ëpp yaa ko sut angle puisque yaa ko sut ba pare ça te permet d'avoir une rapidité d'exécution boo orienté xam nga bal bi nekk fële ki gàtt mënut a fexe ba jot bal bi bu ko defee nga joxe ko man wax naa ko keroog ne longe court ku yaatee day xeex lu bëri au milieu de terrain parce que day contrôler ci biir tànkam longiligne te loolu nag daf ma ne il faut nga am ceinture abdominale Mansour Dia la ma booleeloon athlète Mansour Dia finaliste olympique moo ma daan préparé ba ma pare sama ceinture abdominale Lamine di ma jël avec ballon sans ballon avec ballon sans ballon ba nga xam ni man su may infiltré koo mënti nekk su ma ñëwee damay dugal bii da ngay siggi parce que et puis demoon nañu Jaraaf ba nga xam ni bu ñu joué dimanche ba pare réunion de critique dañuy ñëw ñu teg ñëppay dugg ñu waxante am na bii bu ñu daan dugal bu situation bi amee waa Jaraaf yëpp dañuy xam day dugg nga travailler sunu fameuse finale ba ñu nag Jaraaf police ñoom dañu échelonné ci sama côté te loolu biñ nemee réunion de préparation Lamine nee na for naa ci wéyu bëy ne Koya sa côté lay échelonné ñu ñëw dugg si effectivement ma gis ni ci sama côté droit bi la ñu échelonné côté gauche Léo moo fa nekkoon ñu joué mais nag amuñu chance xam nga tax amuñu chance dañu joué tuuti rek affaire bi am bi mu am ma yéex ko gis mbay daw di ñëw ci man ne ko gis naa ko ci biir action yi man ak Léo changé nañu côté mu nekk à droite ma nekk à gauche xam nga Léo moom foo dem mu jox la bal quel monsieur Léopold bi occasion bi di amaat jaxu moo ko gis mais bi muy yuuxu fekk na man génn na Mansour Wade ndem si yàlla si moo nekkoon gardien bi ma ñëw ma dugal bi te loolu la woon ni yooyu dirigeant ay visionnaire la ñu parce que
boo seetee patrimoine bi mu joxoon GIA patrimoine bi mu jox jaraaf nga xam ni ñooñu seen gis-gis ëppoon na seen jamono looloo tax ba loo mënti wax ak loo mënti def la ngay jàpp mooy ne diggante Adi Niang Jean-Baptiste Depuis Diderot Ablaye Fofana Kéba Mbaye Assane Bassirou Diouf Mathurin Malick Mbaye Aziz Mbaye Guèye Niaye nu mu tudd Cissé Bel-de-Sante tonton Adama Ndaw Mathurin xam nga boo leen di cité Serigne Lamine Diop boo leen di cité dama lay wax ni réunion comité directeur Jaraaf parce que ñun dañ doon ñëw dañuy toog ñu désigner benn jour ne ko demal réunion comité directeur xam nga boo ñëwee réunion comité directeur toog ak ñooñu da ngay xam nag da ngay gën a xam ni ñii nga toogal ci seen li ñu nekk ci réew mi ku ci ne am na loo tekk ci réew mi te teewul ñu wàcce seen bopp ba mën a toog ak yow c'est ça le sport kon sunu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu Retro Sport fi mu nekk Ndofène Fall la ñu nekkal ci plateau bi mais waxtaan ak Mamadou Koumé puisque il est en ligne moom tamit mu wax ci Lamine Diack puisque en général ci compétition d'athlétisme bi daf daan dem Lamine di ko invité yàgg na fréquenté Lamine kon li ñuy def mooy jokkoo ak Mamadou Koumé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. salaamaaleykum Pape maa ngi lay nuyu di nuyu sa gan bi Ndofène Fall. di nuyu auditeurs Sud FM yëpp waaw. yéen yow Pape muy Ndofène je pense que yéen xam ngeen Lamine Diack bu baax ngeen wax maa ngi koy déglu depuis sànq man dama ci jàng lu bare sax. lu bare dëgg la nag journaliste là. pendant 40 ans j'ai évolué à ses côtés. di ko ñaanal. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi. mais on a perdu un grand patriote. un très grand patriote. quelqu'un man comme ni ma koy waxee depuis bi mu génnee àdduna. j'ai retenu du président Diack 3 qualités. C'est un homme qui était extrêmement courageux et qui faisait face à toutes les situations. bu amee lu mu lay wax daf la koy wax quel que soit l'interlocuteur. loolu man retenir naa. dëgg la. la deuxième chose bi ma retenir mooy sa générosité de cœur. dëgg la. maa ngi fàttali keroog ne man benn bés dama ñëw fekk ñu yor benn liste. il y avait tellement de noms à la veille de la Tabaski. chaque année la lay def chaque année. Mamadou pourquoi ngay xool d'ailleurs sama feuille bi ma ne ko non dama romb rek mu ne ma bon voilà après mu expliqué ma ko mu ne ma ñii samay mbokk lañ te ñii mooy xarit lañu. c'est la Tabaski war naa def dara. et ça remonte pratiquement à 30 ans. bien sûr. donc c'était bien avant que mu nekk président de GIA. non bien sûr. ensuite la troisième chose que je retiens c'est que du tàng xam lu kenn. déedéet. quelqu'un qui était extrêmement attentif aux gens. vraiment man ci qualité yooyu laa ko fonke woon. Sinon, mon carrière avec tout ce qu'il a fait pour le sport sénégalais, africain et mondial. Mais Touram, ce sera un nom qui sera gravé dans le marbre. Voilà, dans notre pays. Vraiment, on lui doit reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. dañ koy ñaanal. Voilà, man daal loolu laa ci bëggoon wax. Parce que comme je l'ai dit une fois encore, Pape, li nga xam ci président Diack, Ndofène li mu xam ci président Diack, loolu rek mat na téere. dëgg la mais Mamadou ba tey duñ la bàyyi noonu parce que yow da nga daan dem ci compétition africaine yi surtout en athlétisme daan fekk tamit yenn congrès yi te Lamine def ci lu mag a mag a mag. ndax à l'époque. waaw ci compétition yi ci congrès yi. président Diack dafa dimension bi dafay révélé wu. dimension manager dimension coordination. charisme bi mu am. bu ñëwee problème yi bu amee bu taxawee da koy régler. vraiment yow boo newee sénégalais sax da ngay fier. mais c'est pas pour rien que mu nekk président wu IBU. nekk na pratiquement pendant 20 ans. vice-président wu. Nebelio. ba mu remplace Diolo boobu. Alors pendant les 20 ans où il a été presque vice-président. mais dafa xeex. ci biir parce que I2AF
tout le monde n'avait pas droit à la parole, tout le monde n'avait pas le même nombre de voix du mais il s'est battu pour que chaque pays, un pays, une voix. Mais à Moufawon, lui, il a été à la tête de ce combat. Wow, combattant là. Mais tamit Mamadou, il faut que ñu waxtaan ci intégration Afrique du Sud dans la fédération internationale, parce que xam nga à l'époque il y avait les barrières, puisque Afrique du Sud ay sélection joueurs blancs yi lañ daan teg daaw ñu teg joueurs de couleur yi te comme que moom ak Kéba Mbaye, puisque en fait il m'a parlé beaucoup de Kéba Mbaye, que moom bu duggee CIO Kéba Mbaye moo ko fa dugal, mais liggéey bi mu liggéey moo Kéba Mbaye ba tax intégration Afrique du Sud ci biir football sport mondial bi yow ban lecture nga ciy def? Rencontrer au niveau de la confédération, parce que insisté wuñu aussi ci confédération africaine surtout oui pendant 23 ans il a été le président. Fii lañ ko créé Sénégal, dëgg la ko créé ak ses d'anciens athlètes Papa Gallo Thiam ak Malick Mbaye. En 73 le meeting Aïba Mar Diop, Garan Coulibaly, ñooñu Sénégal fii la confédération africaine fii la juddoo. Iba Mar Diop te dirigeants yooyu ñoom ñoo ko fondé créé africains yi ñëw fekk leen ci. dëgg la loolu aussi je pense que. non bien sûr il faut que ñu wax ko. voilà meeting afro-américain fédération bien sûr africaine d'athlétisme amateur mu nekk toujours au Sénégal mu nekk à Dakar. c'est ça Mamadou dañuy waxtaan ci intégration Afrique du Sud maanaam ci sport mondial bi, puisque xam nga avec l'apartheid on est resté longtemps sans pouvoir permettre à l'Afrique du Sud de participer. dañuy ñëw ci intégration Afrique du Sud ci confédération bi ak ci sport mondial bi, puisque xam nga à l'époque Afrique du Sud dañ ko écarté woon ndax apartheid bi daawul bokk. moom ak Kéba Mbaye ñu liggéey ci liggéey bu mag a mag a mag. il me disait souvent Pape su ma bokkee CIO Kéba Mbaye moo ma ci dugal, puisque moo ma yar. sama xaritu mag la Alioune, mais bi mu ñëwee kër ga Alioune def ko ni teg naa su kii suma rakk la teg naa ko sa loxo, nee na ma Kéba a beaucoup fait pour moi. bon liggéey bi ñu liggéey ñoom ñaar ci intégration Afrique du Sud ci sport mondial bi ban gis-gis nga ci am? waaw loolu lu am solo la. man fekkee naa 1992 li ñuy wax Unity Games yi. Unity Games yi mooy bi Afrique du Sud dellusee ci sport africain bi. mu ci dellusee c'était donc à Johannesburg. ndeysaan ñu dem fa bi ñu fa demee. on a rencontré Mandela. On a rencontré le président sud-africain boobu moo fa nekk kii de temps yi Botha Frédéric Botha àdduna jour yi Frédéric Botha mais liggéeyam la moom réintégration Afrique du Sud bi wax nga président Kéba Mbaye au sein du CIO il s'est battu avec d'autres Africains pour que ñu respecter les Sud-Africains, les Noirs sud-africains. Ils se sont battus contre l'apartheid dans le sport. Waaw et bi ñu koy intégrer aussi président Diack moo jël affaire bi en main dans le cadre des Unity Games en 1992 parce que man sax boobu temps laa jëkk a dem Afrique du Sud. ñu def fii d'abord organisation au Sénégal. Ensuite ñu jóge fii ñu def une délégation ñu dem en Afrique du Sud. ñun ñëpp africains on découvrait pour la plupart la première fois l'Afrique du Sud et le sport sud-africain. Mais loolu yëpp c'est le président Diack moo ko managé woon. On reviendra aussi tout à l'heure, après, dans 5 minutes peut-être, vous gardez votre téléphone, puisque waxtaan bi da nga ci am solo trop, puisque yow yaay président association nationale de la presse sportive, fekk lu bëree bëri championnat du monde nga xam ni africains yi ràññee nañ ci, Jeux olympiques en 88 bi jàpp di jël médaille d'argent bi, ak tamit sànq li nga wax, puisque Lamine a été le vice-président de Nebilio, l'italien. ànd ak moom ak fidélité bi ñu ko waxee mu leen tant qu'il sera là je ne serai pas candidat bi mu demee mu remplacer ko. dafa ma daan wax sax ni ma Pape man ko mënuma monument la remplacer man ko mais Lamine yow monument nga mais avec sa modestie mu ne ma non kooku fi mu toll man ko Lamine mu ne man ko yow lu ne def nga ko. léegi li ma lay laaj mooy sànq da nga wax li mu liggéey ci confédération africaine d'athlétisme bi. nga wax tamit ci li mu liggéey ci IAAF. liggéey bi mu liggéey ci confédération bi ak li mu liggéey ci IAAF yow boo ko doon peese ban poids nga koy jox. mais lu rëy la parce que wax naa la confédération bi moom moo ko créé fii à Dakar.
moom ñoom ndeysaan ndam si yàlla Malick Mbaye ndam si yàlla Papa Gallo Dia ndam si yàlla Garan Coulibaly africain yi ci des fekk leen ci dëgg la ñoom ñoo ko créé léegi ñoom Sow Papa Lune ñu doon daw keroog ñoom Mansour Dia voilà ak Idriss Mahamat le Tchadien africain yi ñëw fekk leen si parce que ils avaient estimé que l'Afrique aussi waroon na am confédération l'Afrique devait aussi s'asseoir à la même table que tous les autres pays. Bien sûr. Defe naa loolu lu am solo la. Maintenant boo jëlee presque les 20 ans qu'il a passé presque les 20 ans qu'il a passé à la tête de l'IAAF. mais ay réformes la indi. dëgg la. I2AF mais xaalis bi moo am moyens yi mu am. Sous la présidence du président Diack. mais mosu ko xalaat. ak Diamond League bi. nii. c'est extraordinaire. mosu ko xalaat waaw. Mamadou on se retrouve dans quelques instants. On va faire de la publicité. Allez-y Pape Lay. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Piro Valda. Valda Afrique ak Piro Valda ñoo leen di may seen émission rétro sport. jërëjëf Pape Lay mais Ndofène dafa am man lu ma marqué. ci Lamine Diack. bi ba sama woo ni ma Pape ma ne ko mu ne ma dama bëgg nga fekk ma assemblée nationale. bi may dem maa ngi naan Lamine ba jàmm la may woowee. ma ñëw mu ni ma toogal ma toog mu ni ma damay bàyyi politique. ma ne ko ah bon mu ne ma xam lu tax ma koy bàyyi mu ne ma daf ma tàggaleeg samay xarit yu bari. yoo xam ne ci sport bi laa leen xamee woon. dëgg la ni ma Pape am naa lu ma 32 turandoo ba 33. turandoo bi ma mujjee am Bouba Maxabo Espoir de Saint-Louis moom moo ko tuddee te sama adversaire la woon ci biir terrain bi. tout à fait. dafa daan wax Lamine mënu ko yow sama boy nga dama la estimer demal ci duggu terrain ba wala nga dem ca beneen côté ba côté sama côté bii bu fi jógee xam Bouba dafa neex. bu ko defee mënu ko booy foofu mu de Lamine ne ma noonu laa fay jógee dem jouer ji milieu du terrain wala dara. mais man dama fekkee carrière am en tant que footballeur en tant que milieu du terrain. dëgg la mu nekk milieu de terrain bu mag a mag au foyer. jouer avec ses lunettes. waaw à chaque fois. bu téyewaan bal bi ba def ouverture wala coup franc am yooyu Platini di def ci moom laa ko jëkk a gisee. mu nekk milieu terrain bu mag a mag ma ngi fàttaliku match au réveil de Saint-Louis ak foyer France Sénégal en 56. à l'époque du réveil ñoom Serigne Mbaye ñoom Abou Sarr ñoom Thiam Demba ak ñoom Sambou Ousseynou ak ñoom Dor. ak ñoom Baye Guiraar équipe du réveil bu mag boobu jëndoon coupe d'AF en 56. bu daan joué ak foyer match yu rëy la ñu def am na match boo xam ni foyer réveil de Saint-Louis keroog Diouf Noiro moo tëj stade ba d'ailleurs ci la blé. jógee Ndar bi mu ñëwee Dakar dem signé ji licence foyer te boobu Blé était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de 61 bi demoon Jeux de l'amitié à Abidjan. Tout à fait. Lamine nekk nit ku mag a mag sur le plan sportif moo tax ndeysaan bi ma demee Paris c'était que 2 fois à Sainte-Geneviève-des-Bois su ma ñëwee yooyu laa koy fàttali. ba su may ñibbi dafa ma Pape toogal ma ne ko déet guddi na. te train yi dafay arrêté. puisque nous sommes en période de grève. dëgg la je lui rappelais toute sa carrière sportive. mu jóge fa nekk encore. entraîneur foyer France Sénégal coupe bi foyer jël 67-68 devant l'US Gorée gagné ko 2-1 après prolongation match bu mag boobu keroog moo indi équipe bi. dëgg la jóge fa tamit nekk directeur technique équipe nationale du Sénégal boo gisee ma daan ñëw équipe nationale bi mu nekk directeur technique def ni ma il faut ngay ñëw puisque mën nañu discuter man ak yow ci sport man Lamine moo ma dugal sax ci affaire presse yi. dama daan bind def naa Pape bien del bind article puisque li ñuy waxtaan bu ko yow ma rek seen waxtaan del bind premier article bi ma bind. ci football presque moom moo ma ci inspiré loolu moo tax moo ma daan wax dañuy dem regroupement puisque moo wàdd nga fa ak Jo Diop certes c'est mes amis mais tamit suma xarit nga comme ça man nga ma fay taxawal ak di ma fa toogal ci discussion technique yi loolu moo ma daan indi regroupement. ba pare yaa gënoon accessible. xam nga accessibilité bi dana am message yoo xam ni ku ko décrypter day xam ni fa mu jógee. dañ ko waxtaanee ñu dóor ñu ko indil. dëgg la xam nga da nga toog yow. c'est pour xam nga livre commun bi. loolu tax moom importance. c'est capital. xale yi xam. fi ñu jóge ak fi ñu jaar yëpp ba egsi fii. yow xam nga dañ daan toog ba guddi. ñu ne dañoo xiif nga dem jëndi yàpp. jëndi di bi ñëw indi. ñu lekk ba pare door a tëdd nelaw. yooyu situation. da nga daan voyager pour dem Abidjan nga def ay ñetti fan. nga xam ni boo egsee presque yàlla c'était force. ci voyage bi ci voyage bi. mais lii Koumé doon wax nag ci ñoom Lamine Diack ci ñoom Pa Kéba Mbaye day interpeller sénégalais yi parce que ñun dañu war a poser wu certaines questions lu tax ñun ñu yoroon àddina te léegi yoratuñ dara Pape booy seetlu ñun ñoo yoroon IFOA
ñoo yoroon UNESCO. ñoo yoroon BAD. ñoo yoroon IMOA. I2AF. ñoo yoroon confédération ñoo yoroon basket CEI. ñoo yoroon handball bi. Kéba ak Lamine nekk CIO. ak Adi Niang nekk banque centrale. xam nga lu tax fi mu nekk nii. générosité bi ñooñu amoon. nga xam ni dañ lay nangul yow sa xarañte ci dara. lay dëgg la léegi amatuñ ko. gis nga léegi nii au contraire bu nit commencé nekk champion. dañ koy commencé di ko xeex dafa mel ni ñun bëggatuñu champion. lay dëgg la loo tax livre comique bi. nee naa képp koo xam ni. fi mu ne yaa ngi nekk acteur ci sport rek. war nga ko lire. c'est important. ba xam quelles sont les différentes péripéties xam nga li muy nettali nii. ba ñuy dem Zaïre ak nañu demee. ba ñuy dem Bamako ak nañu demee. et cetera et cetera. yow mii wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla muy yow di laay jaw am na yoo xam ni war ngeen ko bàyyil Sénégal comme seen apport parce que yow li nga daan dund ak ñun yow xam nga ko mais Sénégal xamu ko préparation bi ñu daan def nga xam ni dañuy dugg ci oto bi yow xam nga am na ñoo xam ni xam nga ku ne am na nu mu koy dundee amoon nañu benn joueur yow xam nga ko du ñëw hymne national dëgg la parce que mënu ko téye bu ñu daan dugg ci car bi kay di dem stade ba waaw ñii di jooy ñii ñàkk loolu tax ma bàyyi ñii di feebar la veille du match loolu kenn musu ko gis loolu koo ko nettaliwul du ko xam mënu ko xam lay dëgg la te loolu moo tax ba nee naa la dana baax am ay nit ñu bind ci Lamine Diack parce que booy bind ci Lamine Diack da nga koy xam da ngay bind ci fi nga xam rek parce que Lamine Diack am na Lamine Diack intellectuel bi parce que bu caaxaan demee ba dëgg des inspecteur des impôts la woon major de sa promotion bu ñu ca jógee am na Lamine Diack le politicien lay dëgg maire de Dakar am na Lamine Diack le sportif le champion de France il est resté dans le sport dama lay jox benn anecdote gis nga Lamine bi gars yi mantalee ba wàcce ko ministère des sports ca week-end ba samedi ba dañu convoqué comité directeur pour te dire la générosité de nos anciens dañu convoqué comité directeur nommé ko président élire ko ne ko yow yaay président Jaraaf président Jaraaf la nekk ba dem I2AF parce que bu génnoon ci sport en fait li mu capitaliser yëpp ak li mu def yëpp ci sport day daal di niil waaye il restait dans sa famille c'est le sport moom laa la wax dafa ma woo bureau ni ma damay bàyyi mais lu tax mu ne ma je vais retrouver ma famille mais il a parfaitement raison ma ne ko ban famille mu ne ma famille sportive parce que j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de la politique ndax dafa jël sama temps ma famille du ma leen gisati sama njaboot maa toog lu yàgg du ma leen gis maa ngi lay nettali ba finalement damay dem comme que may vice président IAF te Nebulio mag la moo defutul te woon may dara premier vice président bi yàlla defee jàmm bu demee man maa fay toog te milieu bi du benn puisque sport ak politique y a une grande différence lii la ma wax bureau assemblée nationale nga xam ne koo koy gor te boobu il était le vice président mais xam nga dama la doon wax nag sa volonté ak ngëm-ngëm bi mu am ci expertise locale quel grand monsieur Pape man bi ma demee dama amoon rupture du croisé interne ñu diagnostiqué ko on a fait le compte rendu au président Abdou Diouf il était premier ministre mu ne nañ defar dossier yëpp lu ñu ci war nañ ko def bu ñu ko war a évacuer ñu évacuer ko ñuy defar dossier yi yóbbu ko hôpital Le Dantec professeur Argenson moo fa nekkoon mu ne mënut a dégg moom mu nekk Sénégal ñuy évacuer benn Sénégalais pour opération croisée interne ñu organiser benn rencontre président Lamine Diack professeur Argenson ak Sey qui était un de ses assistants mooy professeur Sey léegi ak man bi ñu demee bureau président Abdou Diouf Argenson développé ba pare Lamine ne ma loo ci xalaat président Abdou Diouf jël parole ne il était premier ministre ne loo wax loolu la ñuy def boo ñemee ñu def opération bi fii bu fekkee da nga bëgg dem ñu évacuer la
ma ne ko nañ def opération bi fii professeur Argenson ba bi muy nelaw chaque année fin d'année mu yónnee ma carte parce que bi ma fajee ba pare ma def sama rééducation ba pare sama premier match dafa ñëw tribune ya toog pour wane ni tu n'as pas ressenti de douleur. non rien du tout mais yow xam nga ba léegi ñun dañuy fubal xam nga ne ku sama âge bii bu la permettre ngay daw ba léegi mooy paj moom fàtte nañ ko xam nga loolu gëm expertise locale la bien sûr te avant ñu dem Lamine mi ngi may ñaax ndeysaan ne ma c'est une première man de su ma doon yow damay nangu ñu def ko fii ma ne ko bàyyi bu ma déglu professeur parce que ba man rencontré moon Argenson bi muy wax loolu def na diagnostic yooyu nangam mais dégguma ko waaye bi mu ma expliqué ni ñu koy defee ne ma lii laay def su ma defee lii damay def lii su ma defee lii damay def lii après ñu plâtré ko pendant un certain temps et cetera gis nga temps yooyu fil yi ñu am léegi xam nga fil yi léegi day lekku kenn dootu ko dindi bu njëkk buñ la ñawee ak fil yi ba pare bu ñu toogee ab diir defe naa une semaine wala 10 jours ba plaie bi tëju dañuy dindiwaat fil yi lu méttee ngi noonu boo paree nga door a dem rééducation. mais boobu am na anesthésie. waaw dañ ko bu ñu lay opéré dañ lay anesthésier. donc loolu day wane ni mu gëmee woon expertise locale. maa ngi ci am na Paul Sine bi nga xam ni raay la nekkoon. pendant ci même jour bi. la ma opéré Paul Sine. kon xam nga gëm sa réew ak li ñuy defee ci réew mi. loolu lay wone foofu. Paul Sine militaire. waaw Paul Sine militaire xam nga moom itam dafa gaañoon. militaire voilà c'est-à-dire que Lamine dafa multidimensionnel. sport yëpp. li ñuy wax ci beneen affaire dafa am benn waay ñëw ci bunt bi. amoon nañ benn gardien naar la woon bu tudd Kunta. ñun ñu entraîné ci. ba dellu si. bi ñuy dem entraînement ñu ngi gis paa bi mi ngi toog foofu. ñu dem entraîné ba dellu si Kunta ne ma kii dàq naa ko ba tàyyi demul. Lamine ñëw di gaare paa bi jóg wut si ko. kii di ko puus mu ne ko bàyyi ko. xam nga lu mu doon wut si. këyit la ko indi dañ ko war a expulser. mu jël këyit bi ne waa ji ñëwal fii demain midi. gis nga le lendemain. bi muy dem dafa ma ne kaañ dem bureau ba ma dugg ci otoom ñu dem mu jël enveloppe bi def ci xaalis bi tëj ko ba léegi xaw ma ñaata la. bi paa bi ñëwee midi. man la fa fekk ma ne ko Lamine boole nañu. yëkkati enveloppe bi jox ko. paa bi dafay jooy gis nga chaque année. daf daan ñëw ci Lamine Diack. yàgg naa def loolu. ba bi mu toogee ab diir ñëwul. Lamine ne ma man day diw gëj naa koo gis. ñuy di seet ndekete dafa nelaw. loolu xam nga beneen dimension la c'est-à-dire dafa am dimension sociale bu mu amoon. xam naa ci dara. ba ñuy xalaat ñoom di defar siège Jaraaf dañu réunion seen biir bi ñu réglé problème terrain yi ba pare. xam nga waroon nañ tabax siège bi nag. ba pare def fa terrain tennis. xam nga dañ doon def tam jeu de l'esprit. animation bi nga xam da doon am Jaraaf. ñoom en 48 heures ils ont réuni l'argent. tabax siège bi. defar. da ngay fàttaliku seen final ak Stade de Mbour. da nga ma jël si kër ga. ñu fekk ko fa. mu jógee Monaco. ñu di président final xam naa Pape Dieng loo fi def. mais Goroyen nga ne ko kii Pape Dieng maa ko fi indi. loolu mooy final. loolu moo lay won ni. non seulement daf ñu tàggat temps yi ñu nekkee footballeur. mais daf ñu doon jàngal pour boo nekkee dirigeant. loolu lay wax. maa ngi lay nettali ni. ñun xam nga mës nañoo grève ba ñu bëggee dem fubali Pikine. waaw. moom ak tonton Oumar Ba. moom it fekki na ko yal na leen yàlla xaare àjjana. Oumar Ba def lu baax. ñoom ñaar Jaraaf moo la ko jox directeur HLM ancien directeur. ñoom ñaar parlementaire la ñu woon. nekkuñu woon Sénégal. Jaraaf ne du bokk tournoi parlement bi. parce que amoon nañ seen ay raison. ñoom ñaar ñu ñibbisi woote réunion. réunion non seulement dirigeants yi mais joueurs yi. on a convoqué tout le monde. ñu ñëw salle bi fees tel. Lamine prend la parole bi mu paree Oumar Ba prend jël parole li ñu wax daal li ci gën a simple mooy ñoom ñaar du ñu nekk parlementaire. Jaraaf du dem di boycotter tournoi parlement. jox ñu parole. ma ne man de ñu daal jëloon nañu engagement bu pare. te suñuy nawle lañ ko jëlal. kon nag dañuy dem fubali.
mu ne waaw ñi bëgg a toog nañ toog ñi bëgg a dem nañu dem fubali Pikine mais ku fi dem fubali Pikine dana la suspendre amul caaxaan. man ma bokk ci ñi ñu suspendre bi ñu réunion ba réunion bi jeex xam nga damay def ni dafa may mere mu ne waa ana Ndofène ma ne président maa ngi ni ma nañ ñibbi añi ma ñëw mu dugal ma ci otoom yóbbu ma këram yóbbu ma kër ga ma teg samay bagage añ ba suur mu may ma 20 000 ne ma ndax da nga ñëw match ba ma ne ko noonu du ma ñëw parce que damay préparer suba damay dem football Pikine mu ne te ngaa ñëw xool rek ma ne ko kon nañ dem mu dugal ma ci otoom ñu dem match ba jikkoom la. kon bi ñu toogee ab diir xam nga man dama bàyyi rek ñu def ma dirigeant bi ñu may def dirigeant benn réunion la comité directeur ma ñëw réunion ba ñu jël parole président Wagan bii ne Ndofène ñun day réunion nañu yow lañ bëgg nga nekk président section man ma ne waaw jaraaf day wax dëgg yàlla dirigeant yi ko yor yaakaar naa ni lu ñu xalaat ba teg ko loolu lu baax la pour te dire loolu teeloon na parce que équipe boobu Cheikh Seck moo nekkoon gardien de but ba kon xam nga ni teel naa nekk dirigeant mais ci seen xel waajal nañ ma parce que maa ngi lay nettali dañu am benn joueur boo xam ni ci suñu yaakaar yi la bokkoon ñu war a dem jouer ji Saint-Louis Linguère ñu ne on décolle à 15 heures ñëwul dañ daan prévoir añ ñëwul añ si ñu toog ba 15 heures ñëwul ma may battement 15 minutes ñëwul ma ne kon nañ leen ñibbi nañ leen dem Ndar ñu départ xam nga supporter moom lu ne la mën a def ci joueur gars yi dugal ko sa oto indi ko Ndar am ci moom yaakaar bi ñu ko indee Ndar may leen waaw c'est bien suñu joueur la mettez la dans de bonnes conditions mais du fanaan ci hôtel bi de Lamine Diack loolu Alioune Diack def na ko ma ni ko du fanaan ci hôtel bi Lamine nee na ñëw na regroupement Alioune ni ko da nga yéex a ñëw regroupement puisque fanaanoo fii demal ñibbi waaw Tino Fall bi nga xam ne fi la fanaan mooy jël sa place dellu université nga jàng say leçon moo gën xëy na c'est la répétition rek xam nga li xew ma ni leen yóbbu leen ko hôtel bu leen neex mais du fanaan ñu ci hôtel du joué te du fanaan joué wul fanaanul ñu terminé match bi ñoo gagné 3-1 parce que Lamine Diack ak dirigeant yi fi jaraaf loolu lañ daan def ak foyer mais dañ ma ko def match bi tas bi nga xamee ni match bi tas na ba pare di suñu joueur la man ko bu la neexee nag nga dugg ci bis bi man mi def nañ ma ko ci bis bi ñu bisi joué nañu match ma dem Miami ndax de wax nañ ko waaw ma ñëw solo ba pare mënuma looy def ma ne ko damay joué mënuma doo joué ma ne ko tax du ma joué mënuma démb da nga génn mën nga ko la wax mënuma njëkk xumaa ma ko wax ni ma da nga génn démb waaw joué ma Francis donc dirigeant la boo xam ne amul sentiment ci loolu waaw ba pare dafa léegi ñu ñëw ci Lamine li ko indi équipe nationale nga xam nga suñu équipe bu 64 bi boo ko fàttali ko dañuy joué éliminatoire championnat coupe d'Afrique gagné fii Mali 3-0 à Dakar je me rappelle que rek Souris dugal na 4e bi ñu bañ ko ñu jóge fa dem Bamako ñu 4-0 ñu gagné ñu 4-0 au demeurant am nañ penalty 5 minutes de jeu Moustapha Dieng dóor ko et puis conditions yi waaw c'était la grande équipe de ñoom Salif Keita et puis boobu encore équipe baa ngi jëm mag ndax boobu jël nañ jeu de l'amitié 63 entre 64 fekk presque ñoom ñëpp ci fin de carrière lañ nekkoon bi ñu dóoree 4-0 ñu ñëw ñu def congrès bu mag bon ñu jox équipe bi Habib Ba mu dem 65 à Tunis ak nañu mujj éliminé gagné Éthiopie 5-1 Tunisie gagné ko 4-0 comme que ñoo bokkoon poule ak Éthiopie ci guddi gi ñu ni Sénégal perte na Tunisie mooy joué final loolu yàgg na fi am xam nga suñu qualification ba ak Maroc li naan le Sénégal à bon dos ñu bàyyi bi ñu fa jógee tamit bi ñu ñëwee mu am révolution bu am boobu ñoom Mawade ngi soog a ñëw def seen étude en Union soviétique ñëw de grand révolutionnaire nekk ay maoïste léniniste dëgg la ay politiciens yoo xam ni tellement bien entré dans leur tête ñu jox équipe ñu fexe ba Habib ñu débarqué ko jox équipe bi Lamine Diack ak Mawade ak Jo Diop ñoom ñoo dem jeu 68 à Asmara te naan c'est la meilleure équipe d'Afrique mais équipe bu rëy ba te mujj ñu qualifié donc Lamine nekk directeur technique Mawade nekk entraîneur mook Jo Diop mais li gën ëpp solo ci loolu mooy seen tournoi pré-olympique boobu nga wax bu 72 dëgg la bi match bi tasee Lamine def ko nii on va tenir une réunion à la maison man ak yow kër ga Mawade ni ma da ngay dem man ko non man du ma dem puisque Mawade ni ma non ci nga bokk nañ dem parce que yaa ko doon représenté tout à fait bi ñu demee Lamine ni ko Mawade mënu ko amu ni ko dama bëgg ñu def bilan Mawade ni ko xanaa bilan bi ci ngay bokk mënu ko non
man mënu ma ci bokk mënu ko si yow yaa doon directeur technique bi dañ la nommé ministre mais ba léegi même boo ñëwul Pape Dieng mooy ñëw di leen représenté ñu def fa réunion bul tàng man dama mujj toog di leen seetaan Lamine ni ko daal en tout cas man damay dem conseil des ministres te su ma demee foofu ma am lu ma wax ndax équipe nationale dafa doon sujet boo xam ne en conseil des ministres dafay jël beaucoup de temps te malgré nos relations la nation est importante léegi daal je vais me séparer de toi man dama waaru sax waaw ak ni mu mel ak ma war di yëpp xam nga mu ne Pape Dieng lu si sa xalaat ma ne ko man mu ne ma ne ko man aw ma ci benn xalaat man dama leen di déglu ngeen wax rek ba ñu fa jógee keroog di ñibbi man ak ma waat dañu dox jëluñu sax taxi fa la ñuy doxee man ak moom presque ba Soumbédioune di waxtaan ci corniche bi mu waat ne ma Pape Dieng est-ce que def nga ni ma waat Lamine li mu wax daf koy def ma ne ko daf koy def mu ne ma Tukuraa ma ne ko mu ne ma nañ dem fanaan ni hôtel man ak ma waat dañoo fanaan keroog hôtel bi ñu yeewoo ba mu julli ba pare man ma wàcc dem jënd journal bi ma ñëwee ñu def ci Mawade s'en va Jo Diop prend l'équipe dëgg la man maa ñëw ni ko Mawade mu ne ma ne ko gis nga Lamine lam la waxoon mu ne def na ko ma ne ko daf koy def de mu ne ma ne ko li mu xaratoog yooyu yëpp bu décision ñëwee daf koy def mooy dëgg ma génne journal bi wan ko Mawade mais comme li nga wax sànq yàqul dara seen diggante waaw daf ko jël jox ko jaraaf mu nekk entraîneur u jaraaf yaa ngi fàttali ko li ma lay wax waaw donc seen diggante yàqu fa dara di mel noonu dara yàqu ko malgré que jëlee ni ko équipe nationale ba ni ma waat dellu seewaat mu def ko directeur technique national chargé du développement du football. tout à fait boo ko fàttali ko boobu Abdoul Mbaye mu doon vice président fédération bi Abdoul Mbaye mii tey dëgg la mais Abdoul Mbaye ak ma waat tamit am ay divergence parce que li mu laaj Abdou 30 millions pour développement football Abdou def ko ni daf ko jox xam nga Abdou banquier la day calculer lu ne ma seeta Abdoul Mbaye ni ko Abdou lii la ma waat laaj te nga koo jox mu ne ma Pape Dieng du ma ko jox puisque indi lu ma dara loo xam ne rek ma ne ko yow Abdou fii du banque nag mbay kii sport la développement football dafa am xaalis bu mu laaj te ma waat bu laajee 30 millions pour développement football bi du pour moom rek c'est pour le développement du football donc muy ñuy nit ñoo xam ni ay dirigeants yu mag lañ comme li nga wax dëgg la ma waat tamit lu mag a mag la liggéey digganteem ak Lamine Diack accompagné na Lamine ci combat yi Lamine doon mën a yëpp daan dem ci congrès yi xam nga dafa mën wax mu daan jël parole ayaatu mi keroog bi ñu koy fal presque moo ko fal moo xeex xeex bi donc dirigeants yu mel noonu Ndofène ñu xaw a wàññeeku tuuti est-ce que loolu tamit c'est pas du luy wàññeeku ci sport bi malgré que nous avons de bons de grands dirigeants mais pas comme ceux d'hier waaw mais xam nga bu njëkk loolu laay wax Lamine Diack c'est-à-dire dirigeant dem na fi compétition ni Senghor bu ñu réunir conditions yi dañu déclarer forfait dirigeant d'abord au plan local il faut nga am tuuti durée pour ñu xam la d'abord au plan local boo jógee foofu pour nga am prétention au plan international mënoo ñëw sa premier mandat rek wane sa bopp déedéet da ngay def benn mandat defaat beneen mandat bu ko defee xam li nga def ñu xam yaay kan nga xam ni ñoom ñooy kan xam nga en fait c'est un débat qui s'est posé bi ñuy defar fédération sénégalaise de football boo defee benn mandat ñu xamante nga def deuxième mandat xamante au plan international nga mën a samp sa ndënd lay dëgg la sinon ñaata at la Lamine nekk président Confédération africaine d'athlétisme 23 ans pendant 23 ans il a fait ses preuves ñëpp xam ko loolu tax ñu jiital bi ñu ko xamee mu dem fee nekk fa premier vice président nekk ak moom presque waa ji doon liggéey dara parce que dafa âgé woon ba pare màggat mais am na patience il a attendu nekk ko ba mu ñor ñu door koo jox idée li nga wax li koy wóoral mooy boo bëggee diriger dara da nga fay yàgg jàng kon mbokk auditeurs yi ba tey ñu ngi ci waxtaanu hommage Lamine Diack ñu ubbi antenne bi rek ci 88 628 98 98 ñi nga xam ne dañ bëgg a participer ci waxtaan bi ndax tey spécial Lamine Diack la ñuy def dirigeant bu mag boobu nga xam ni nekk na joueur nekk champion de France en athlétisme nekk président fédération d'athlétisme bu Sénégal nekk président Jaraaf nekk maire de Dakar nekk vice-président à l'Assemblée nationale nekk président confédération africaine d'athlétisme nekk président fédération internationale am na ko nekk ci auditeur bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ndiaye. waaw. maa ngi lay jaale sama Ndiaye Lamine Diack. maa ngi koy jaale yow tamit. man la bro. bien sûr. le grand Dauphin. oui bro. monument daanu na. ah oui oui. maanaam suñu naan Lamine Diack dafa def li dafa dañu xamul kan mooy Lamine Diack. Lamine Diack c'est un homme d'une grande dimension Lamine Diack du ku ndaw.
Lamine Diack soxlawul yëfu jàmbur. dëgg la. barke yonente bi dafa nekk sama xaritu nijaay joué noonu ñoom muy Darsena Diop ak Malick Diop papay Pape Bouba Diop. tout à fait. Jamba Gaye pharmacienne waaw. nekk soxnaam. mook sama yaay bi ma jur ñoo bokk benn turandoo. teel a nelaw rek lañ koy jooya. sama yaay ak Jamba Gaye bi ñu leen tuddee. ñu ngi leen suul caaw leen ci Tëngéej. Tëngéej lañu. waxantuwuma. sama nijaay Darsena Diop tuddee ko doom bu ñu wax Lamine Diop. waa Tëngéej la. keroog biñ koy sargal foofu na seg di ko sargal. man dama bokk ci jour yi maa ngi bokk ak Ablaye Diop ministre des finances ak Issa Mbaye Samb yàlla na ko yàlla xare àjjana. bi ñuy présenté bu mu ñëw ba ci man ba ma nuyu ko ma ne ko man jarbaatu Darsena Diop laa mu sëb bi jox ma nopp bi ma ne ko jarbaatu Darsena mu ne ma Darsena sama xarit la. ñu joué ensemble. waaw yow tamit man waxantuwuma te su ma wax ci sport dama xam li may wax du ma wax nii di sànni mais Lamine Diack ku ponkal la du ko ndaw. dëgg la. yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin. Lamine Diack li mu boo xoolee booy wax ci Lamine Diack fii ak une semaine chaque jour nga wax te doo jeexal. dëgg la. te li may wax nii waxuma ko pour créer Lamine Diack dara Lamine Diack nit ku jub la nit ku honnête la nit Lamine Diack nit ku baax la. dëgg la. sama kër maam fii ci rue 15 angle 10 sama ñoom nijaay ne leen ma tiir foncé bi Lamine Diack moo ko jox sama maam donc waxantu wu ma man. yaa may dégg. merci bro. keroog bi ñuy suul Darsena man ak Maska Diack ñoo taxaw ci Tëngéej ci caw leen yaa may dégg. waaw grand date. Darsena sama magu yaay la. waay. Maska Diack ñu ngi ko tuddee maamam Maska Gaye yaa may dégg. man waxantuma ay wax ku daan saret ay wax nit laay wax. bravo. sànq nag léegi da nga tudd ñaari jour benn jour sax nga tudd Paul Sine grand footballeur. mais daf naa war nga xam Cheikh Tidiane Niass aussi grand footballeur. xam naa leen ñoom ñëpp di. yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin. yaa may dégg. waaw. mais li ma gën a déplorer ci àddina mooy lamb bi xew démb ñii mérité wuñu sax am arène parce que bu ñu jëlee ay ndënd di ko dóor nit kooku c'est un criminel kooku dañu ko war a yóbbu traduire ko devant la justice li mu def tegu ko fenn. ok même bu Papa Sow ñëwee seen ci mikaay ñoom am nañu façon bu ñu ko mën a génnee foofu mais pas di jël ay armes di ko dóore ba pare bu lamb di jeexee dañuy jël ay paaka ak ay jaas yi man ni ñoom ñoo moom nit ñi ñoom ñooy ñan ñii fan la ñu jóge ñii ban xeetu nit lañu kon sport guerre sax sport rek la na ko. ok. voilà. waaw nuyul ma Sami Thiam. mais kontaan naa. waaw nuyul ma Sami Thiam. Lamine Diack yàlla na ko yàlla xaaral dana yóbbu ci armée ci gaw bi. am nañ ci yaakaar bu baax génn naa dina. am nañ ci yaakaar bu baax a baax. jërëjëf kon mbokk auditeurs yi 88 698 688 98 98 bro la moom muy réeral saa yu dugg ci émission bi daf may réeral Lamine Diack nag di jaayam la. waaw dëgg la mais boo daan ñëw réunion comité ndax D'Artagnan boo daan ñëw réunion comité directeur parce que Lamine ay match yi ñu daan joué bu lu bëri daf may waxtaan ak Lamine parce que moo daan joué milieu terrain droit D'Artagnan di joué arrière latéral droit. dëgg la donc ils étaient très proches ci biir match bi souvent waxtaan li muy waxtaan daf ci boole D'Artagnan si match yi ñu daan joué defe naa ne tamit Pape Laye war nga ñu jox numéro extérieur bi pour ñoom tamit ndax ñàkkul de l'extérieur am ñoo xam ne nañ bokk ci hommage bi parce que tey waxtaan bi spécial Lamine Diack la loolu moo tax ci affaire sport yi am yëpp ak lamb jeeg coow yi ci am ak yëpp kooku dinañ ci ñëw la prochaine fois mais waxtaanu tey bi moom spécial Lamine Diack la ndax mais yaa ngi fàttali ko sunu final ba tam contre Stade de Mbour. waaw ndeysaan Lamine ànd mook président Wagan lay dëgg la di duggandoo mu ni la waa yow lu seyoon ci match bi. Goréen loo fi wut mën na ko xanaa mën na ko joué naa foyer. te avant joué naa foyer te yaa ma yóbbu foyer. avant match bi mu ne xale yi xaar leen ma jox leen man sama participation. ndeysaan mu jàkkas ak a yàgg def loolu. yëkkati 2 millions de francs CFA ne may na ko joué. mu leen motivé moo tax ma leen gaño ngeen. ba pare ko mën ne ko man sama wàll mënu ma ay ca kaay ma jox la sa wàll fu ñu dem man la Ndofène man bàyyi ma jar ma sax may dem marché ba gañe ngeen. extérieur 33 841 22 33 33 841 22 33 88 628 98 98 kooku mooy hommage bi nga xam ni dañ koy defal Lamine Diack sportif bu mag boobu nga xam ni. la oui. allo oui. allez-y. allo. allo. oui. ñu ngi lay dégg bu baax. oui. waaw dama bëgg a bokk si. non allez-y monsieur qui êtes-vous. ah. ma ne noo tudd. madame la.
Allô? ma ne noo tudd. Mohamed Thiam. Mohamed Thiam, allez-y Mohamed. Merci bien. Allez-y. Allez-y Mohamed. Ok, merci. Oui. Mohamed yow la ñuy déglu. Allô? ma ne yow la ñuy déglu allez-y. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw di nuyu Papa Dieng suñu nijaay jooju. lay dëgg la maa ngi lay fay. waaw di nuyu Ndofène. Ndofène nag ba may jeune xamoon naa ko bu baax a baax. fay naa la. parce que sama xaritu benn yimpañ la Binta Gassama. ndeysaan. Binta Gassama samay. wax nga dëgg. sama tante la. wax nga ndeysaan dëgg. Binta Gassama waaw lay ndeysaan. kër colonel Jackson. lay dëgg la Binta Gassama. voilà colonel Jackson. il a joué au foyer colonel Jackson. voilà foyer. il a joué au foyer arrière latéral droit. voilà sama nijaay la nag mook sama ndey ñoo bokk ndey bàyyi moom a yar. ndeysaan Jackson kon de am nga yar bu baax. lay dëgg la. Ndofène da nga maa fàtte. waaw mën na nekk. Binta parce que Gassama Ricardo. déedéet yow kañ du ma la fàtte. non ba nga ne Binta Gassama duñ la fàtte. taa ngi nekk impresario jamono. waaw. baw la Casamance. wax nga dëgg ba nga jógee France indi ko man nga jëkk jox ñaari kaset ngeen ne ma yow fan sa jamono ko. waaw tout à fait. waaye bu ko kenn ci kaset yi ñëwagul. waaw nga dëgg. ba nga ne presque bokk naa ñu ko jëkk am Dakar. ba nga ne Binta Gassama rek nga dugg ci Tout à émission fait. bi. voilà sama kii la nag sama impañ la. ndeysaan. waaw parce que rakku jabaru colonel Jackson la. Leena Gassama. dëgg la. Jackson voilà. commandant pompier. footballeur. ah. football na. waaw Jackson waaw. défenseur bu xarañ la woon. voilà grand arrière. après dafa dem dans l'armée. oui très tôt. waaw. dans l'armée xam naa bu baax. tout à fait. voilà merci beaucoup jot Thiam. maytu ko quoi. dëgg la. voilà di leen gërëm di leen sant di wax Lamine Diack. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin. jéggal ko. amiin. teew ko àjjana te yéex a ñu. jërëjëf. fu mu nekk yàlla na bokk ak keppaar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbi. jërëjëf waaw bokkoon naa promotion ak benn doomam Beydi Diack lycée Blaise Diagne. lay dëgg la ndeysaan. waaw sama xarit la woon xamante woon nañu baax a baax gëj naa ko gis te xamatuma fu mu nekk. jërëjëf. waaw di leen Merci. ñaan vraiment yal na yàlla taxawu ko. amiin jërëjëf. taxaw Babacar Touré ñi sanc rajo boobu ak suñu boy daw bi yëpp yal na yërëm ñu teew leen àjjana te jeexul. ak ñoom Pape Diouf. waaw Ndofène mayoon nga ma benn Chérif benn ensemble wax. waaw da nga ko sol ñëw mu rafet. noonu la mel lu mu sol boo ko waxee mu may la ko. buur mais la le grand bi rafet mënu ba nga ko waaw. Ouais, après nga dem ñëw ñaawal ba benn. noonu la mel ak def ba loolu. fàtte woon naa modèle boobu temps yi passé moom laa ñëw ñetti wax si di ko sol. jërëjëf. waaw te laa jënde ba mu ñëwee sama kër Mbuur keroog. dama ko sol man ko xamee nga lii. bu xool mën na ko Ndofène moom moo mayoon ensemble bu mel nii. lu mu la may fàtte na ko. waaw. jërëjëf. Thiam jërëjëf yàlla na yàlla fayal bu baax a baax. amiin. donc hommage bi tamit bu ñu fàtte xale yi ñu fàtte ñoom Kapi ak Masta Diak ndeysaan ak ñoom commandant ñoom Mam Fatou ñoom Abi Diak ñoom Binta ñoom Adja Binta Laali ndeysaan allô bonsoir monsieur Pape Seck bonsoir Pape Ndof ça va Fall ça va alhamdulilah mais xam nga Alaaji Pape maa ngi lay nuyu Dieng je reconnais la voix allo Pape ñu ngi lay dégg bu baax ah waaw na ngeen def ça ma ni Pape depuis Marseille non bien sûr sans dire le nom on vous reconnaît allo allô on vous reconnaît allez-y Pape xara allô oui on vous entend bien Pape oui allez-y parce que dama amoon interférence c'est bon baax na baax na c'est clair voilà Ndof maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi lay fay Pape tey daal dama kontaan trop parce que da ngeen ma xamal lu ma xamul woon dama meloon na élève buy jàng yow tam xam nga ci lu bëri au niveau surtout Alaaji Pape quand tu parles de toi quand tu joues et tout loolu da nga koy war di wax toujours ma leen di jaalee tonton Lamine yow lañ koy jaal yàlla na tamit ko yàlla yërëm yow tam dañ la ko war a jaal li amoon yëpp yàlla na nekk mbugalam mu yeewoo àjjana darajay Muhammad dina ko fa fekk sax parce que lu baax moom toujours day dellu si dëgg la comme ni leneen di dellu see aussi waaw dama bëggoon wax leen loolu rek ba pare ma laaj ñu doof benn question est-ce que suñu environnement wu staff technique bu équipe nationale doy na pour nous gagner je parle pas des joueurs doy na pour la haute compétition mais Pape xam nga sama position
non dama lay wax rek xam nga kilifa. kenn du ko yedd ci mbooloo. man su ma bëggee wax ak encadrement technique gu Sénégal. dama leen di woo dajeeg ñoom la ma xalaat ma wax leen ko. confidence pour confidence. Aliou a fait un séjour ici à Dakar. de 3 jours vendredi samedi dimanche dans un hôtel de la place. on s'est vu tous les jours. kon xam nga su ma amee lu ma koy wax. moom laa koy wax. te li may def comme une forte recommandation. mooy ñi nga xam ni ràññee nañ leen ci mbiru football. bu ñu amee lu ñu war a échanger ak Aliou wala Augustin Senghor wala Cheikh Seck wala Ablaye Sow wala Mayacine Mar. comme ñu accessible lañu. li gën. yaakaar naa ni kilifa boo ko bëggee mu déglu la mu may la nopp da ngay fexe ba li nga koy wax. muy waxu biir néeg. waaw parce que je te coupe pas. parce que dañuy jege échéance yi nga xam ne desul. dafa des te dañ ko wax fu nekk. ba pare la situation reste pareille. gis nga parce que ñun gis nga Pape j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. mais continuel ba pare continuel ba pare. suñu sago ñun suñu sago. suñu gis-gis suñu bëgg-bëgg. barke Xaadim Rasul mooy Aliou Cissé gagné coupe d'Afrique bi. xayartu. mais ñun. ci ni football transversal. dafa des ay bët ak ay nopp yu ñu manqué ñun. pour mottali di ñu kii looloo tax may waxee noonu quoi parce que man xam naa fi ma war jaar. dëgg la dëgg la xam naa ko sax mais di. bu fekkee ni parfois dañuy wax nga gis toujours même situation bi. j'ai peur du lendemain. man personnellement. mais sama souhait mooy mu gagné. dëgg la dëgg la. parce que j'ai envie qu'on gagne. Pape. dama waxal sama boppam personnellement. waaw dëgg la xam naa loolu. c'est pas de l'égoïsme. mais c'est du vouloir. walaay ñun ñëpp foofu la ñu teg suñu tànk xam nga bi ngay wax da nga giñ ci sëñ Touba. dama lay nettali benn affaire. dañuy final Jaraaf Police mardi Lamine Diack jox ma oto ma ne ko damay dem ci sama sang ba sëñ Saliou Mbacké. bi ma demee ba egsi sëñ Matar Jaxate mi ngi dund. xam naa ni boo atul mi ngi may dégg. ma ñëw bi ma egsee mu ni ma lan moo la yëkkati ma ne ko ñun dañoo am xëccoo bu ñuy xëccoo dimanche Jaraaf ak police. mu ni ma loolu de bu ko yeggee sëñ bi ma ne ko lu ma dul yegg luy sama soxla naa ko yeggee sëñ bi. ndeysaan. bi ñu teewee sëñ bi ne ma yow de xam nga daaw ma fa ñëw semaine. dama naan toog ba weekend ma ñëw. ma lu doon say tànk ma ne ko dañuy xëccoo bu ñuy xëccoo Ndakaaru te man maay capitaine ba. la ñuy xëccoo nag coupe la tudd man damaa bëgg suñu ko gañee ca dimanche bi ma ñëw fii mu ne ma ko tee ngaa bàyyi ba altine day xat. ma ñibbisi ñu gañe coupe ba ma yeewu suba. ma yeewu suba jël coupe bi dem donc xam nga da ngay boole lépp rek dama xam nga am na loo ma dégg mooy wax dama ne. ñii ñaan nañu ñaan ñii saraxe nañu sarxe mais ñi nga xam ni na ngi entraîné ñi nga xam dañoo xam dara ci technique ñooñu tam nañ ci nekk parce que li ma jàpp mooy bu ñu paree dinaa la wax lenn loo xam ni li nga yaakaar ñun ñëpp laa defe ni ñun ñëpp foofu lañ jóg jëm te yaakaar naa ni Aliou ngi déglu nit ñi looloo tax man la boo seetee fii ak ki fan da nga gis ni dana am ay jéego yoo xam ni def nañ ko ci foofu nga jëm noonu. tu me révèles lu dal sama xel. waaw. yàlla na ko yàlla mottali. yàlla dana ko mottali incha allah. waaw may ñaanalaat paa bi yàlla yërëm ko. jërëjëf xare ko àjjana. amiin. te li mu def. ñu doon ko mu dellu si ñun ñu koy jëriñoo. alhamdulilah rabbil alamin mu bañ lu yàqu. amiin. waaw loolu laay ñaan quoi. li mu def œuvre moom nitam. amiin tasaaroo si ñëpp. ñu bëgg sport. waay. nga xam ne day jëriñaat Sénégalais yi xale yi jëriñoo ko xale yi seetaan. amiin parce que loolu rek am solo. amiin bàyyi fi woy wu rafet. yal na yàlla nangu sa ñaan. amiin yaa rabbi. waaye suñu tuwaaru morom léppay baax. jërëjëf. merci fi nga daaneele baax na. Malick. Malick Ndiaye. il est en congé mais il va reprendre bientôt incha allah. waaw maa ngi koy nuyu bu baax xam naa mi ngi déglu. waaw jërëjëf. allez merci jërëjëf merci Pape. Pape kontaan nañ ci li nga def li muy wax nii.
li muy wax nii. soxlaam lay wax. sénégalais yu nekk ñu ngi ci. dëgg la. parce que ñi lay interpeller ci mbedd mi. ñi lay téléphoné xam nga des fois sax nu ñuy def ba am sa numéro téléphone. waaye sénégalais lu ko soxal dana jóg jëm ca. dëgg la ñu ngi ci de. ñu ngi ci waaw waaye du tee. non xam nga loo wóolu sa mbër. du tee bu demee bay dugg ca géew ba. nga naan ko moytul galgal beeg moytul. dañuy yóbbante làmb ubbi làmb. dëgg la wante dalal na xel. waaye dafa léegi ci hommage bi ba tey mu am nag ñu ngi ci rendre hommage. ndax président Majib Sène. mooy président collectif des amis de Lamine Diack. dëgg la. jafe-jafe yi taxawee tubaab yi ak seen i pexe jóg. su ñu jëkk a taxaw ndeysaan moom ak Mamadou Koumé pour taxawal mbir mi ci la bokk. dëgg la. man mi ci collectif bi laa bokkoon. ñu leen di gërëm bu baax a baax ci li ñu def ndeysaan ba Lamine ñibbi si jàmm ak salaam puisque dëgg rek ay mujj. ñu ciy gërëm tamit maître Moussa Sarr avocat à la cour avocat bu mag boobu nga xam ne moom en personne dafa dem jël dossier bi en main. investir ci ay charge am. ni dossier Lamine ak dossier Master Diack li ñu liggéeyal Sénégal du ma bàyyi mukk tubaab yi di leen néewal. def na moom sax bu la neexee ñu ànd ma ne ko jari ko. mu jóge fi dem ba moom tamit Sainte Geneviève de Bois seeti Lamine waxtaan ak moom dem seeti Masata. ñu jox ko ay documents yu wóor a wóor woon ni tubaab yi li ñu wax teguñu ko fenn te du mujj fenn. moo tax ñi daan wax leen Master dafa war a dem fu Master di jëm boo nekk ci dëgg doo bouger. du ma dem fenn ku ma soxla na ma fekk si puisque ci dëgg laa dañ lay néewal doole. moom tamit ñu ngi koy ñaanal barke bi seen bàyyi moom ak xale yi nga xam ni ñoo bokk Lamine Diack. yàlla taaf ko seen loxo lu yàgg te barke bi nekkoon seen papa yàlla na barke bi wàcc ci ñoom moom ak ay rakam yu jigéen ak ay magam yu góor. ñuy gërëm tamit collectif bi góor ak jigéen ndax jigéen ñi surtout athlètes yu jigéen ñi ak xale yu jigéen yi dëkk rue 5 rue 3 ak Malick Sy. ak Nafi Gomez. ak ñoom Nafi Gomez ñoom ñëpp ndeysaan xam ne Lamine moo leen tett ci sport taxaw nañ ko taxaw bu mag a mag a mag ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni li ñu def ci Lamine Diack. ñëpp yëg nañ ko ñëpp gis nañ ko yàlla leen ko yàlla fay. ndax loolu Lamine bu leen ko fay lu te yàlla fay dina leen ko fay ñuy ñaanal njaboot gi di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm te Lamine yàlla na ko yàlla xare àjjana am na ku nekk ci antenne bi allo. allo oui. allo allez-y. bonsoir na ngeen def. ça va bien. ça va maa ngi nuyu Pape Dieng di nuyu Ndofène. ñu ngi lay fay bu baax waaw ci émission bi di déglu mais suñu xool yëpp sedd na. lay dëgg la. hommage bi. ndeysaan. ñaanal tonton Lamine Diack yàlla xaral ko àjjana daal ci barkeem. amiin yaa rabbi. mais bi ma leen déggee sama yaram dafa xaw. dëgg la. ndax dama xool Pa Keba Mbaye. ndeysaan. ngeen wax ci moom. ndaanaan ba. ni moom lañu dénkoon Lamine Diack. dëgg la. ma xool tonton Lamine Diack. xool Pape Diouf. xool tous ces grands dirigeants du Sénégal am. mais man kon lan moo ñu dese pour gën a jëm kanam. lan rek moo ñu dese pour gën a jëm kanam. ma dégg Ndofène léegi mu wax. que bi mu amee mat. dafa daw dem Touba. sëñ Saliou ni ko dama bëgg coupe bi ma indil la bu dimanche mu ne ko bàyyil ba altine loolu am El Hadj Diouf ma koy seetaan télé kat démb mu wax ni biñ naan dafa découché foofu découché wu loon ci guddi gi la dem Touba wuti ay ñaanam dellu si le lendemain ñu gagné xolo yooyu day daw yaram ndax xam nga Ndofène ku ko dégg muy wax du xalaat loolu ci moom El Hadj Diouf ku ko dégg moom du xalaat loolu ci moom kon ñun Sénégal daal su ma demoon lan moo ñu desee wax dëgg yàlla dara fi ñu lu dul jëm ci kanam rek xol yi nekk benn lépp lu ñu bëgg ñu am dëgg yàlla maa ngi kontaan di rendre hommage vraiment tonton Lamine Diack ngeen baal ma nag ci kàddu yi jërëjëf kàddu yu rafet yi nga yëkkati kay dañ la ci gërëm parce que en fait Lamine ndawalul guddi la moom la ku ne da nga def ni yaa ci ëppale moom la doom ji wax keroog bi ñu ñëwee di ko jaale ji def na leen teelaa xam ne nag sam papa du ñun rek la am comme doom dëgg la jërëjëf kooku mooy li nga xam ni ci ndeysaan hommage bi rek ñoom ñëpp ci la ñu bokk ku dégg rek ñëw ndax Lamine ñëpp ko bokk dëgg la dëgg la ndax li mu liggéeyal lu ko rek jabootam ñun ñi yëpp la ko liggéeyal ku ci ne da ngaa jàpp ni Lamine li mu la defalu ko kenn te lu mu defal nit keneen du ko ku ne am nga sa Lamine Diack xam nga bi may wax li may doore dama ne ku ne am nga loo xam ne da nga yaakaar ni yow dong la ko Lamine defal fekk li ñuy wax ndawalul guddi la ku tibb rek da ngay def ni yow yaa ëppale waaye Lamine moo toll noonu boo seetee
basket athlétisme léegi pratiquement dañu am ay jafe-jafe ci moom si boppam ne dañ ko def depuis l'école ndax xam ñoom nga école la ñu amee formation ñoom daanañu am meeting de Dakar bien sûr meeting de Dakar bi amatul day dëgg defe naa yooyu il faut ñu yooyu wàññi valeur athlétisme waaw il faut ñu champion yi ñu amoon ci yooyu lañu daan génne ak IAS yi ay ñoom IAS yi waaw ak compétition yi daan am c'est malheureux moom nag jàmbat na ko ba fatigué ni loolu la ñu war a def Lamine daal ndeysaan li ma masta di wax yenn saa yi masta ni ma xam nga suñu pap lu mu ñu jàngal nee na ci looy def ci lu baax bu ko sa loxo di joor téye bu ko sa loxo càmmoñ xam mais li ma lay wax mooy yow toujours da nga koy wax loolu ku ne am nga sa Lamine lay dëgg ku ne am na ku nekk ci ligne bi allo allo oui. allez-y oui man la. yow la Abou Diallo. yow la Abou Diallo. Abou oui Abou tu as participé à la bataille de l'opinion avec Lamine Diack allez-y. waaw El Hadj Papa Dieng ñu ngi lay nuyu. ngay fay bu baax di la jaale suñu papa Lamine di la jaale suñu papa Lamine Diack. lay dëgg la. ndax ku ne xam na ni dégg naa li ñu wax ci seen diggante. dégg naa ci fi ngeen jaar ak taxawaay bi mu amoon ci yow. lay dëgg la. donc sur le plan diplomatique. sur le plan aussi de la formation. bi nga xam ne la ngeen ko. ak sans ngeen xam Lamine Diack mu formé leen. ngeen bokk ci ressources humaines de qualité bi nga xam ni moom la fi Lamine bàyyi. ñun ndaw ñi nag dañoo tombeek juróomi at yoo xam ni dañu tombeek fi ñu yàqee Lamine Diack. fi nga xam ni foofu la complot international bi yegsee. dëgg la. diggante juróomi at. foo tàpp ci réseaux sociaux yi campagne internationale contre Lamine Diack parce que profil bi mu amoon ci Afrique. profil bi mu amoon ci Europe kenn amu ko. dëgg la. tey ñu jóg yàq turam yàlla dogal ci ndimbalu jaraaf. ak taxawaayu mag ñi. ci rifa diine yi. Lamine Diack yàlla suturaal ko ci li mu doon def lu baax ba ñëw. fii ci Sénégal. xalif général des Tidianes seet si ko. xalif général des Mourides nuyu si ko. mu jàkkaarloog njabootam yàlla jël ko ci sutura ba su guddi ajjuma. ajjuma ci waxtu xadara ñu denc ko. li ñu desal Lamine Diack nag mooy ñu fexe ba réhabilité ko. won tubaab yi nag ni. Lamine Diack de mën ngeen koo yàq waaye turam du fay. ndax bokkul woon ci benn lobby bokkul woon ci benn loge. taal bu yàlla taal la. te liberté am la amoon ak africanité am ak gëm boppam. lépp panafricaniste la. ak donnu magam donnu taalibe donnu waajuram. gëm mag ñi ci réew mi. dëgg la moo tax nag ñu ne na ko réew mi njukkalaat. suñu stade boobu ñuy wax stade olympique du Sénégal. moo tax ñu lancé cette pétition. di ñaan jiitu réew mi dañ koy ñaan parce que ñun askan wi ñoo ko dénk suñu baat. ñun askan wi aussi ñooy fay li nga xam ne ni moom moo jëm ci stade boobu. ñu koy wax suñu soxla. ñun suñu équipe nationale bii nga xam ne Lamine Diack ba Sénégal jaaxle en 1969. moom moo ñëw la ñu ne xale yi jibóole leen ak seen. dëgg la. moo defar nawetaan bi. dëgg la. moo defar sport universitaire. xandaalu. moo defar jeunesse et sport. dëgg la. moo yóbbu athlétisme fi mu nekk. billaay dëgg la. yóbbu lutte fi mu nekk. billaay dëgg la. tey bu ñu amee stade bu toll noonu war nañoo tontu tubaab yi. ne leen Lamine Diack la ñu bëgg a duppee stade bi pour que àdduna yëpp di dégg Lamine Diack. ñu mën a jàngat Lamine Diack xale yi xam kan mooy Lamine Diack. xalaat bi looloo tax ñu lancé pétition bi nag di ci woo nag. journaliste sport yëpp. di ci woo professeur universitaire yëpp. di ci woo état du Sénégal nag ñu jàpp ci bu baax Matar ba nag ñu ngi ko ci woo. ñu ne ndeysaan ci levée du corps ba ñu ci dëj ba. waaw ñëw na ci levée du corps ba maître Ousmane Seye dégg naa ci làmpiñam mu ne bu ñu sañoon stade bi nañ ko tuddee Lamine Diack. ndeysaan. dégg nañ ci kilifa yëpp. marque sa génération. moo tax nag ni ko président defalee Babacar Touré ci maison de la presse. ndeysaan. pour xale jàng ci moom Amadou Makhtar Mbow université bi den ak stade bi. lépp xam nañ ni li mu def ci éducation nationale. ancien ministre des sports. moo tax nag sport bi tey ku tudd sport Sénégal ak Afrique ak àdduna bi Lamine Diack. lay dëgg mu ko symboliser. kon nag stade bi Lamine Diack. la ne l'incarnation. mooy incarne ñu di ko ñaan nag ba pare na ñu jàngi ji waat Lamine Diack bindaat ay texte ci Lamine Diack. defaat ay contribution ci moom. tout à fait. utal ko ay journée spéciale pour que nit ñi raxasaat Lamine Diack. defaraat Lamine Diack. lay dëgg la ndax tubaab bi atteindre seen objectif. loolu moo tax ñu doon sàkku tey yéen. ñu ni tey yéen El Hadj Papa Dieng yéen fi des.
sport bi mu ngi yàqu tey buñ toppoon réforme Lamine Diack dépassé nañu fii. lay dëgg la. tey buñ toppoon Lamine Diack sport étude dépassé na fii. dëgg la. tey bu ñu toppoon Lamine Diack tey sur le plan international dina dégg fépp africain yi. lay dëgg la. tey lu ñu desal Lamine Diack mooy ñu delloo ko njukkal waaye moom def na li ko war. dëgg la lay dëgg la. def na ko ci politique def na ko ci université def na ko ci njàngam def na ko ci xam-xamam fu ne def na ko ci taalibeem def na ko ci zahir ak ci baatin bi lay dëgg la. donc ñun rek ñoo desal Lamine Diack lay dëgg la. bàyyiwul dara ak njabootam yu dul tur wu rafet ak woy wu rafet bi lay dëgg la. moo tax nag le président bi nga xam ne dafa fekk Lamine Diack defar sport dafa fekk Lamine Diack defar état dafa fekk Lamine Diack defar ville de Dakar dafa fekk Lamine Diack defar lépp ba moom mu xaj ci dañ koy ñaan li ñu mën mooy mu delloo jukkal Lamine Diack loolu jërëjëf ak leneen lu ëpp loolu jërëjëf Diallo. mais li tax ñu choisir sport bi dafa fekk Lamine Diack moo bëgg sport moo ko incarné de l'incarnation du sport. moo ko bëgg xam nga sport moom il est le symbole du sport. mais moom moo ñëw ne dafay développer sport commencé ko ci foyer France Sénégal ko ci directeur technique commissaire sport lay li dëgg mu occupé président CONOS. président fédération sénégalaise d'athlétisme. mbir mi daal yaakaar naa ne ministre des sports maire de Dakar. waaw ndomba yi teraanga yi àddina yëpp ak manto bi yàlla di jox yëpp takkal nañ ko ko moo tax nga xam ne ko kenn mënu koo yàq. tubaab bi de jéem nañ mais du sotti taal bu yàlla taal sànni ci matt gën fay ko jërëjëf Diallo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. mbokk auditeurs yi nag émission bi fii lay yem. dépassé na de 5 minutes xam naa bu mu yégee sax déjà dina Pape Dieng tey da nga saaraan. mais ndeysaan il est compréhensif mon directeur général. dëgg la. temps bi la c'est malheureux sunu temps dafa jot 1h30 bu ñu sañoon sax eggal émission bi mais heure bi jot na ndax dafa am tamit yeneen émission yu ñëw ñu contribuer ci émission bi yëpp di leen sant di leen gërëm ñi nga xam ne tamit contribuer wuñ ci ndax seen xol bu diis ndax émission bi dafa metti waaw boo ko déglu sax sa yaram day daw estomac bu ci bëggee intervenir war na ma nit ñu bari bëggoon nañ ci intervenir mais mënuñu ko ndax buñ ci duggee ay jooy la ñuy duggee ñoom tamit ñu ngi leen di massawu famille bi bàyyuñ kenn di massawu commandant capitaine et particulièrement Master Diack nga xam ne ndeysaan li ci waroon yëpp def na ko ci lu rafet moom ak ay rakkam ak ay magam di ñaanal njaboot gi yëpp barke bi seen bàyyi yàlla na wàcc ci ñoom di ko jaale tamit Diaba Dieng sama doom bu jigéen bi nga xam ne moom laa tudde Diaba mooy soxnaam bi nekkoon fan résidence Ndofène keroog ngént la yaa nga fa Diaba Gueye di ñaanal Sénégal yëpp ñi nga xam ni tamit sonn nañ ci jàpp nañ ci ndax bés ba ku fa dem xam ni kenn du Lamine daanaan ba dem na yàlla na ko yàlla xare àjjana tey xam ñu kon beaucoup de teri émission bi ñu ngi koy yemale fii avec beaucoup de peine ndax c'est trop lourd comme émission wante tamit ñu bàyyi ba demee incha allah ñu reprendre ko ci Sud FM seen rajo 98.5 jërëjëf. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Piro Valda Valda Afrique ak Piro Valda ñoo leen doon may seen émission Rétro Sport.